mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen rajo télévision bu Walfadjri daleen nag jàmm ci seen émission sorti nag comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi di dalal koo xam ne ràññee nañ ko bu baax ci réew mi kenn umpalewu ko di professeur Amsatou Sow Sidibé jiite parti politique bi di Kaar Leneen waaye aussi di professeur agrégé en droit nekk une grande juriste fii ci Sénégal professeur ma nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur ak téléspectateur. waaw Ndeye Fatou Ndiaye maa ngi lay fay di la nuyu di la siyaare di la sargal ndax jigéen bu am pas-pas nga jigéen bu fonk liggéeyam nga te il faut ñuy encourager ñu mel noonu di nuyu nag ñi ñuy seetaan yëpp ci Walfadjri xam naa ñu bare na ndax télévision la boo xam ni yaa Rahma Sidi Lamine daf ko may fulla ak fayda waaw may profiter ci occasion bi pour rendre ko hommage ñaanalaat ko nit ku mën a ñaanal la koo xam ne tey dañu yëg ni nekkatu fi waaw dafa dañu pertement la daal pour ñun ni yàlla baax na jërëjëf professeur en tout cas ñun dañuy am mbégte saa su ne di toog ak ku mel ni yow ndax macha allah jigéen nga soxna waaye nag toogaaleeg diplôme yoo xam ne ku nekk yaa ngi koy rêvé si ñun bëri na ñoo xam ne daal ñu ngi ñaan yàlla am avenir wala am carrière bu mel nii yéen seen yos yi rawatina yow mi ñu toogal ndax une brillante carrière nga am te it say diplôme macha allah tubaarfakàlla kenn natable wu ko kon dañuy am mbégte bu baax di toog ak yow di la sargal yow tam encore une fois door nag waxtaan wi ak sa casquette politique bi professeur balaa ñuy ñëw si wàllu droit ak justice bi nga xam ne it sa xam-xam màcc na ci après élection présidentielle ba léegi parti Kaar Leneen dañ koo gisatul dara ci langue politique bi en tout cas fësam des na tuuti lan moo ko waral. mu ngi toujours ci langue politique bi. fépp fu activité politique nekk Kaar Leneen taxaw na fépp fu ñuy dogalee ci politique et tamit Kaar Leneen taxaw na. bon xëy na activités yi ñuy def lu bare fesul mais ñu ngi sur le terrain jigéen yaa ngi sur le terrain gars yaa ngi ci terrain bi te ñu ngi préparer local yi dañ ci boolewul wax ci bare rek et puis xaw a noppal tuuti yaram yi parce que kat parrainage bi dafa tas yaram yi tas bopp yi kon bokk warum signature ba maanaam ma ne warum signature ba warum signature yi ak coono gi coonoy parrainage loo xam ne la wax dëgg yàlla dama yaakaar ni au lieu mu defar politique daf ko xaw a nasaxal ci yan anam waaw ni mu demee woon la d'abord signature yi ni mu bare benn ñaar ñu ne la yow boo amee signature sa morom am ko jëkk la conseil constitutionnel sa jos perte nga ko ensuite foo dem wuti signature ci ñu bare dañ la naan indil xaalis bi comme ni ko ñuy defee xam nga yooyu dafa wàllu guerre bi daal daf ci façon coono dafa nekkoon coono yaram ak coono xel waaw ak coonoy xol donc yooyu yëpp bu fekkee ni dafa nekk ci benn nit ala kuli alim dina ko yëg après te defe naa ni opposition bi ñoom ñëpp yëg nañ ko après xëy na majorité yëg na ko aussi. te it anam ba bañ ko mujjee àtte dafa métti ci xol comme ni nga ko waxee président Moustapha Diakhaté wax na ko sax ci Walfadjri ne parrainage bi conseil constitutionnel dafa am benn foo xam ne dañ fa teqatal sañ-sañu ñi nga xam ne ñooy way politique yi maanaam clé USB rek moom la ñu liggéeyee mais lu jëm ci format papier yi defuñ ci benn gëstu te loolu moo nekkoon signature yi. waaw xam nga ku mel na man. man yóbbu naa. à peu près 60 000 signatures bare na parce que man rek maa demoon 60 000 signatures def ko ci ay carton fukki carton ak juróom 14 régions yu Sénégal ak diaspora ba pare clé USB bañ ma joxoon ma jël li nekkoon ci ordinateur bi 60 000 yooyu dugal ko ci xam nga weñ dafa doy waar yenn saa yi dafay woor donc clé USB bi ñoom nee nañu bi ñu demee mënuñu ko ubbi pour gis tur yi noonu lañ ma ko jébbalaatee ne ma que c'est am na lu ñu ko tuddee de waaw inexploitable
ñu ne c'est inexploitable kenn mënu ko exploiter parce que kenn mënu ko woon a ubbi pour gis la nekk ci biir ma ni nag boobu mënoon nañ maa may ma indiwaat beneen clé ndax dañu naan kii de indi na ay carton gis nañ ko yëpp a nga ca tur yaa nga ca signature yi kon boog mën nañu am yaakaar ni ah am na yëf yi mais kenn mayu ma ko def naa recours waaye kenn tontuwuma sax ci recours bi donc muy loo xam ne dafa metti woon torop sax waaw ñu jóge ci parrainage bi élection présidentielle yi yow taxul nga bàyyi da ngaa dem ànd ak kenn ci candidat yi muy Idrissa Seck bu réew mi coalition électorale boobu bëri woon nga ci yeneen chef de parti yu ci bokkoon ba léegi mu ngi wéy wala après élection présidentielle moom da ngeen dakkal seen i giseeg seen i activité waaw defe naa ni Idi 2019 mu ngi ba tey fii leen rek laa mën a wax ni ñi ci nekk daf ci am ñu bari ñoo xam ne candidat la ñu woon wala ñu ko fàtte waaw non seulement candidat waaye dem nañu ba conseil constitutionnel ba bokk ci C25 ndax 25 candidats ci li amoon yëpp ci candidat xaw ma 130 xaw ma 25 ñaar fukk ak juróom ñoom ñoo jël am signature yi dem conseil constitutionnel ñooñu ay parti lañu yu ñu war a bàyyi xel dañ koy xaw fàtte dañ leen war a bàyyi xel ci lañ bokk bu baax a baax a baax alors ñooñu dañuy continuer nekk seen activité parce que coalition 2019 Idi 2019 Idi 2019 léegi 2019 jeex donc dinañu war a seetaat naka la ñuy restructurer wu def xayma daal naka waa non du question xayma parce que xayma bi def nañ ko livre blanc génn na xayma bi def nañ ko defaat ko mais je veux dire su élection yi taxoon ñu jàppale Idrissa Seck jeexee mais ku ci nekk da ngay dellu fa nga jógee woon liggéey fa léegi nag après dinañu xool naka la ñuy defaat bu fekkee ni yeneen élection dafa ñëw naka la ñuy defee ndax dañuy booloo ndax dañuy dem feneen nu muy enfin donc li ma bëgg a wax mooy pour le moment foofu la ñu toll en tout cas ñun Kaar Leneen ñu ngi liggéey pour suñu parti Kaar Leneen en attendant ñee di jokkoo ak yéen ngeen mën ngeen xool nu ngeen di massifier Kaar Leneen en attendant ñu xool nag naka la parti politique yi di def ba booloo waat parce que mbooloo mooy indi doole mais loolu du tere yow sa yëf nga toppatoo ko ba mu baax ba tey ci wàllu élection présidentielle yi ñu gis opposition bi 4 candidats yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo président Macky Sall bi ñu génnee résultat premier tour defuñu recours yow professeur bi nga doon ak sa expérience politique ndax cautionné nga boobu acte bon du question cautionné damay essayer comprendre lan moo tax ñoom ñu def loolu parce que bi ñu génnee ci élection yi ñu ci bare découragé woon nañu ci côté justice ndax dem nañu benn ñaar ñett conseil constitutionnel bu ñu suñu bët xonqee ñu ne conseil constitutionnel moo fi nekk nañu dem ca moom moo war a tëddee njaaxanaay jàppale ñëpp ba ñu wax le droit que le droit soit dit mais li ñu remarqué woon moo di ne conseil constitutionnel ñun de saa ñu daan dem mu ne ñu yéen amu leen fi dara man mënuma ko loolu la daan wax mënuma wala yéen waru leen a am mais loolu découragement lay indi da nga naan waaw man damay dem conseil constitutionnel jël sama temps parce que temps la jël avocat yàq ca xaalis sonal nit ñi ba pare ñu ne la amoo dara mënoo dara mais loolu banque sa loxo yenn saay tëdd ñareet tàllal sa tànk noppaliku moo koy tane ndax dañu ne ku ndobin rayoon sama foo gis lu ñuul daw
chat échaudé craint l'eau froide. loolu la man noonu laa ko gisee bañ a perte temps rek xam ne bu ñu demee coono la ñuy indil rek. na woon fa woon daal lay doon. du ñu am dara lu bees. du ñu am dara lu bees. ñu wax ci leneen lu bees wàllu justice ñu des ci ba tey temps yi avocat magistrat xaaxatloo bi doorati na ñoom sax nag moom chien et chat la ñoom seen juboo yàggul waaye bi yoon nag dafa takkar naa sa waat te dara indiwu ko fi lu muy règlement 5 de l'UEMOA règlement 5 boobu dafa mel ni Sénégal pour mu appliquer ko dafa am jafe-jafe. règlement 5 dafa ni réew yi nekk UEMOA juróom-ñett yi ci mbirum la avocat am sañ-sañu def am wareefu def dañ ko war a boole mu nekk benn nga dem Mali ñëw Sénégal wala feneen mu nekk la même chose dañu ne nag léegi nit bu ñu ko jàppee ba koy yóbbu police wala gendarmerie avocat war na taxaw saytu xool naka la demee ndax ñu ngi respecté àqam ak yelleefam ndax kat mbirum justice jël nit ndax da nga ni da nga yaakaar ni def na naka sa dul noonu yaakaar laa wax parce que présomption mënagul permettre kenn mu ne kii def na loolu période boobu ñu ne avocat bi day taxaw bu taxawee di xool jàppale nit ki parce que nit ki il faut mu am ñu ko jàppale protéger ko loolu ak yelleefu doomu aadama nee na droit de la défense maanaam nit ki day am droit ci ñu jàppale ko assister ko taxawu ko ba nga xam ni liy tax ñu jël ko yóbbu ko devant le procureur juge d'instruction juge bi tëj ko kaso dafa nekk lu wóor lu leer voilà loolu la wax waaw bon lu tax nag duñu ko appliquer dañ ko war a appliquer ndax yëf yi dafa bokk ci li ñuy wax sax les principes généraux du droit xoolal loo xam ni la xel ci boppam moo ko nangu te xel moo nanguwul leneen parce que boo demee ci police ak gendarmerie yenn say situation nit ki day metti par exemple ñu bëgg mu génnee dara ci gémmiñ bi ñu dompat ko teg ko lu tàng dóor ko menacé ko yooyu bu avocat am taxawee kenn du ko sañ kon bokk loolu lu am solo la bon mais mel na ni moo jur coow parce que magistrat yi des fois ñu nangu ko des fois ñu bañ ko ci dossier te loolu bu wàccee wala ñu nangu ne dossier bi règlement 5 UEMOA appliqué wuñ ko ci dañ koy annuler li normal xam nga nag droit principe yëpp day am exception ñu ne qui viennent confirmer la règle waaye li normal waaw moo di ne avocat bi dafa war a taxaw surtout bu nit ki nee am naa avocat dama bëgg mu taxaw kooku kenn war a ko wax ni duñu nangu sa avocat taxaw léegi jeex na depuis règlement 5 UEMOA loolu jeex na parce que loolu mooy tax nit ki mën a défendre boppam ne defuma présomption d'innocence ba pare looloo tax aussi ay àqam ak ay yelleefam ca police ba ak ca gendarmerie ba ñu mën koo aar ba pare mu wóor ne la mu bëgg la ñu bind mu signé ko moom moo ko wax yooyu yëpp a nga waaw parce que yàgg nañu taxaw procès nit ne lii ñu ma waxal ci PV bi waxuma ko woon ca police ba mais voilà xam nga day tax sax yëfi gën a leer parce que bu avocat bi taxawee normalement ba nit ki wax ba signé pour dem fële ne waxuma ko dina gën a jafe parce que avocat bi dafa assermenté dafa waat donc yooyu yëpp a ngi ci kon boog bon gis naa ni nag effet bi ndax loolu li ci am solo mooy ndax bu amulee
nit ki ne dama bëgg sama avocat ñëw kenn mayu ko ndax procédure bi dañ koy annuler wala déet dañu naan lii amatul effet. mooy coow li nag mooy coow li ci diggante avocat ak magistrat yi loolu lañ mënul déggoo. coow li nekk. boo demee fu mel na France am nañu jurisprudence yoo xam ni. ñii dañu naan day annuler procédure bi ñeneen ni ne du annuler procédure waaye encore une fois principes généraux du droit présomption d'innocence. droit de l'homme dañu bëgg bu fekkee ni procédure ba ca njëlbeen baaxul normalement kenn war a ko continuer. yow sax ci wàllu droit de l'homme professeur Amsatou Sow Sidibé ci la ñuy ñëw ak yow ak récemment yi fi am muy ay cas de viol suivi de meurtre te ñu seetlu ne ay jigéen rek lañ ko def ban réaction nga ciy amal. mais man réaction bi sax wax naa ko ci presse bi. réaction naqar parce que mettital jigéen te mettit fa mu gën a méttee ndax violence dafa yokk waaye dafa gën a tar léegi tar nga jàpp xale bu jigéen bi siif ko étrangler ko et camoufler pour nëbbu mais dafa dégg doyoo loolu dañu war a gëstu sérieusement ci mbir mi très sérieusement seet lan moo xew lan moo indi bii situation nga xam situation la bu mënul wéy ndax léegi jigéen ñi dañu ragal te la peur ragal soo ko defee doo dem fenn ci mbirum yëpp seen wér gu yaram ndax booy tiit day am effet ci sa yaram jigéen ñi nag léegi dañu tiit ci seen jàng boo tiitee mais doo concentré doo jàng doo sa ñeme génn pour dem ba pare dafa bon ci mbirum développement dañu ne violence su amee jigéen ñi duñu mën a liggéey gis nga jigéen ñi ñuy def violence seen yëpp a yàqu seen toppatoo waa kër day yàqu seen toppatoo liggéey day yàqu kon bon conséquences yi dañu bon léegi nag gëstu la laaj ñu ngi dem ci dialogue waaw man sax bëgguma wax dialogue wax naa ko daañ ci dellu su la neexee concertation yi il faut que ñu dugal ko ci paix et sécurité parce que maanaam violence faite aux femmes ah ben oui jàmm fu mu amul dara du fa réglé dañuy coow suba ba ngoon dara du réglé base la affaire violence yi dañ ko war a toppatoo parce que dañu war a xool société bi lan moo ci lan moo ci sooke ci moom lan la deful wala lan la def ba situation bi mel nii c'est aussi état bi lan la waroon def defu ko wala lan la def ba lii am donc dañuy xaar li ñu wax des réponses sociétales et des réponses étatiques ay tontu société bi na tontu yu jógee ci askan wi lu jóge ci askan wi ñu tontu la jóge ci état bi ñu tontu suñu amee réponse yi yëf yi dina yomba rek ndax kat man li ma gis tey waaw soo jëlee askan wi liñ doon wax sax jikko yi dañ yàqu torop ba pare famille yi nañu waroon a yare xale yi dafa tuñu ko sikki ma lakkandoo nag ma ne sikki ma lakkandoo cin wi mooy baxee fu ne kenn talatul kenn jeex na ñàkk gi mais li mu indi ci dëkk bi kenn xamu ko moo tax xale yu góor yi léegi di yore ay motard xaw ma ay moto lañ ko waaw scooter yi ay jakarta fu ñu romb nit siif ko et puis dama ni toujours ci askan yi waajur yi nañ def attention parce que waajur yi dañu sonn te bu ñu sonnee léegi seen yaakaar mu ngi ci xale yi mais xale yi waruñoo nekk yaakaar ci saas balaa ñuy yaakaar xale yi nañ leen bàyyi ba ñu nekk ay nit yu am yu mën mais ni ñuy jàppee xale yi naan leen toppatoo leen seeni waajur mais xale nu muy toppatooyee waajur
xaleel dafa war a jàng ba mën ba am kattan dem liggéey ñëw toppatoo ay waajur mais demagoo fenn ñu naan la indil da ngay sàcc te booy sàcc mën nga jam nit paaka rey ko wala boo nga dem jël gaalu looco yi dem ca géej ga des fa yooyu ay problème léegi nag état bi moom it état bi su bëggee dafay def day mën waaw sécurité état moo ko yore surtout gis nga charte yi bitim réew ak ci biir réew mi état lañu ne yow yaa war a toppatoo kaaraange réew mi su ko defee état bi am une politique de sécurité et une politique criminelle c'est-à-dire que politique dañuy teg ay nu ma koy waxatee sax ay xalaat ne fii buñ fi jaaree lii dootul am loolu dafa manqué il faut ñu jóg ci parce que état bi moo ko war a def surtout waaw parce que li ñuy seetlu mooy suñu ne violence am na rek ñu commencé ay rafle nii def ay yëngal taf yëngal pëndal après bàyyiwaat dootoo gisati dara am c'est en permanence politique la war a nekk de l'état état dafa war a am politique boo xam ni takk der yi dañuy sakkan dañuy am moyen wu jënd carburant essence buñ leen wooyee ñu mën a dem am oto am seeni moyen seen bopp nga xam ni kenn du leen nangu duñu nangu kenn ger leen ba pare takk der yi dañu war a sakkan ci biir dëkk bi nekk fu nekk ñii sol seen tenue ñii sol seen nekk en civil mais ñuy xool ubbi seen bët ubbi seen bët ñu formé leen nag takk der dañ koy formé waxuma ci militaire ak yore pistolet wala pour maintenir l'ordre dañ koy tàggat ci lan mooy nit tàggat ko ci lan mooy nit tàggat ko ci lan mooy àq ak yelleefu nit tàggat ko ci lan mooy góor tàggat ko ci lan mooy jigéen dañ ko war a tàggat lan mooy jigéen waaw ak la war pour jigéen parce que par exemple police yi ak gendarmerie war nañu am léegi ay kuréel yoo xam ni góor ak jigéen surtout jigéen mais ay góor tamit parce que mënuñoo régler problème mu jigéen te góor ñi dugaluñ ci seen loxo donc ay kuréel yoo xam ni góor ak jigéen surtout jigéen ndax jigéen moo xam moroomu jigéenam yoo xam ni dañuy ubbi seen nopp ubbi seen bët di dox di jël seen loxo di def pour violence yi jeex waaw li nga wax noonu sax daf may indiwaat ci des fois booy daw ci tali bi takk der yi des fois dañuy ñëw rek jàpp la duñ la sensibiliser duñ la alerter duñ la prévenir mais dañuy ñëw rek daal di sanctionner automatiquement mooy li nga wax xam ne nit la ñuy waxal et aussi jël en considération dimension humaine bi nga xamante ne dafa war a nekk ci doomu adama gis na ñun institut des droits de l'homme et de la paix bu université dafa am ay officiers ay supérieurs yu ñuy jàngal di leen jàngal ak yelleefu doomu aadama ak sax ay takk der man am naa formation bu ma defaloon takk der yi waroon a dem ci benn dëkk avec le système des Nations Unies lu ma 600 balaa ñuy jóge fii avion dem dama leen dooleel kattanal leen ne leen bu ngeen demee nan ngeen war a def ci lépp nag ci nit ñi nit koo xam ne yorewul pistolet yorewul dara naka ngeen di def ak moom te naka ngeen di def ci jigéen ñi yooyu yëpp dañ leen ci doon jàngal waaw ak fonk gi ñu war a fonk nit fonk parce que ñi nekk ci takk der yi war nañu sakkan nekk ci wetu askan yi waaye ñu xam ni ay nit la ñu amal affaire c'est très important c'est très important comprendre lan mooy nit lan mooy soxlaam te ba fan nga war a yem ak nit wekk ko lu jar a sóoraale la suturaal ko jox ko ay axam ak ay yelleefam foofu nag bëgg naa takk der yi ñu defal leen fi formation bu sûr bu wóor
parce que man boobu maa ngi doon joxe exemple je me souviens am na ay ata formation boobu ma defoon dama joxoon cas dama dugg ci benn oto oto bi ma dugg nag oto bu xaw a màggat la rek comme ni may koy defee d'habitude waaw mais dafa amoon noir ci biir kenn du ma gis chauffeur bi vitre teintée maanaam teintée yooyu chauffeur bi di romb benn tax den ne ku ma yow looy mel na xar takk der bi après ma wàcce nag sama vitre ma ne ko kii nit la du ko wax ne xar nga moom de formation leen boobu mentalité du ko nit ma ne am ba yor yooyu formation parce que daf ci dañ ñoom seen rôle dafa am solo ñoom bu ñu nee état ñoom seen pàcc xëy na sax rek moom daal mooy li ëpp ci état ndax bu ñuy aar nit ñi te ñoom dañu am ay compétences dañu am xam-xam bi mais dafa am lu ñu war a dolli ci ñoom waaw dañu am xam-xam bi waaye dañu war a dolli renforcer seeni capacité ci naka la ñuy def ak nit laa wax de NIT la personne humaine voilà waaw kay loolu leer na professeur Amsatou Sow Sidibé nag ba tey ñu ñëw ci sa beneen wàll boo xam ne xam naa ne am nga ci xam-xam ndax lu jëm ci wàllu foncier dafa am coow lu ko fi indi muy benn meurtre bu am fële Bambilor ñii di pël yi daal di ne nañu seetaat loi sur le domaine national nañ ko mën a rationaliser waaye aussi teg ko ci charte ba yu ni mel dina fi gëj wàllu foncier pourquoi muy am problème souvent c'est état moo amul courage appliquer loi bi wala nit ñi ci boppam ñoo méngoowul ak li loi di digle. waaw xam nga foncier affaire ak yelleefu doomu aadama la boo demee fu mel na Palestine ak Israël xeex ba tar affaire suuf la ku nekk bëgg nga am suuf parce que nit mu ngay mujjee sax ci suuf donc suuf dafa di lu am solo moom mooy tax nga am foo mën a dëkk yow ak sa njaboot alors li ma gis tey mooy waaw xam nga ñun sañu société africaine da ngay dem rek nga sañcu ci foo xam ni suuf si kenn moomu ko ka fa nekk di ko liggéey am droit d'usage moom moo fa nekk ce qui fait que sénégalais yi loolu ba tey dafa nekk seen xel de yow da nga fi am titre foncier nga bàyyi ko noonu tabaxoo ko defoo ci dara ñu ne fii de amul kër amul teen kon ba man maa ngi dëkk ñëw sañcoo titre foncier tubaab bi moo ko fi indi donc je crois que problème principal foncier suñu réew mooy li ñu jógee ci suñu système traditionnel boobu ñëw ci beneen système bu moderne bu ñuy wax titre foncier mooy principal problème bi kon c'est un problème principal alors ñun li ñu am Senghor indi ko fi mooy loi sur le domaine national xam nga Senghor dafay koo xam ni dafa jëloon sañuy aada teg ko ca kaw way ko moo taxoon mu def loi sur le domaine national ne suuf si nation bi moo ko moom waxul ni état bi de état bi moom mooy loxo bi gérer suuf si mais askan wi moom suuf si loolu mooy loi sur le domaine national la nation état bi encore une fois il faut ma répéter ko parce que nit ñi dañ ciy juum dañ defe ni état bi moo ko moomoon waaw parce que dañuy naan fii buura ko moom suuf si wala lii état moo ko soxla état bi moom mooy kii nga xam ne mooy gérer suuf si mais moomu ko nation bi mais moomu ko am na nag léegi ak loi sur le domaine national yoo xam ne état bi moo ko moom mais li ëpp ci suufu Sénégal ak loi sur le domaine national askan wee ko moom maanaam kaka moom mooy ka nga xam ne mu ngi koy liggéey mooy tax ñu ne la moomuloo ko sax yaa nga fa da ngay liggéey boo liggéeyatul état bi mën na ko nangu ci sa loxo jox ko keneen ku ko bëgg liggéey différence su bail ak titre foncier foofu lan la da ngay dégg ñu ne lii bail la lii titre foncier la waaw xam nga bail xam nga yëf boo gisee yëf dafa am
usus fructus abusus mooy droit de propriété. usus maanaam mën nga ko utiliser def ca dara. fructus mën nga par exemple garabu mango gi nga witt ko lekk. wala nga jël benn kër loué ko di ci dund. abusus mën nga jël kër gi jaay ko boo ko jaayee la nga ko jaayee yaa ko moom. donc bu ñu nee propriété am moomeel moom moo gën a rëy ci li nit mën a def ci yëf. maanaam usus da nga koy utiliser na mu la neexee. fructus bu fekkee dafa am ay location nga mën a lekk ca la nga ko loué wala garab gii nga ni mango yi mën nga koo jaay. ak abusus mën nga jël yëf bi jaay ko wala nga maye ko mu génn ci sa loxo. alors baay ñaar ñi rek lay joxe. usus ak fructus. maanaam nga jëfandikoo yëf bi ba pare. su fekkee ni am nga loyer wala am na ay mango wala am na leneen nga mën cee dund. maanaam jëriñoo ko. nga jëriñoo ko waaye mënoo jaay yëf bi parce que moomoo ko. mooy différence ki am titre foncier. moom dafa am doole. ndax day jëfandikoo day jël yëf yi bu indee amee lu mu indi. par exemple ay mango. wala leneen. mu dund ci. ba pare jaay ko bu ko neexee wala mu toj ko wala mu lakk ko wala mu maye ko. wala mu leple ko lu ko ci neex daal. waaw moo ci am sañ-sañ doole toorab ci yëpp bi. mooy titre foncier bi waaw loolu leer na professeur Amsatou Sow Sidibé la ñuy dalal ci seen émission sortie waaw Sénégal daa soxla ñu mel nii macha allah ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll yu bëri ñu war ko jëriñoo nag ci jaww jëriñoo boobu xanaa kay dinañ ko gën a dooleel ci dialogue national bi nga xam ne moom la ñu woote wuy ji ngeen waa gannaaw 2016 professeur bu ñu leen wootee dialogue pale ba war ngeen dem wuy ji ak li fa tukkee ci 2016. man dem naa wuy ji xam nga boo nekkee nitum jàmm. fuy lakk boo ko gisee nga jël siwo ndox këpp ca man nag loolu laa mës ci def. defal ko sama réew ci lu bare. milieu yëpp fu am problème du ma xaar ku ma woo damay dem def naa ko bitim réew. Nations Unies woo ma fu mel nag Côte d'Ivoire ma dem dugal sama loxo ci jàmm ji. comme sama réew su ma gisee mu nekk yenn situation yi parce que kat 2017 bi doyoon na waar. ñëpp tiitoon 2018 surtout. ñëpp tiitoon. alors buñ ci jógee te deret tuuruwul lu bare dañuy wax alhamdulilahi rabbi alamin te ñun ñi nga xam ne dañuy jàngale mbirum jàmm la paix. université. institut des droits de l'homme et de la paix. pendant 20 ans maa doon directrice bi des études ensuite directrice générale. jàmm la ñuy jàngale. alors dañu ne ay wu nekk mu ngi mujjee ci toog ca taabal pour waxtaan. waaw wala ci taatu garab pour waxtaan. mais bu fekkee ni loolu la looy xaar doo xaar da ngay fexe ba toog ak ni nga war a toog ngeen waxtaan ndax jàmm dellu si. ndax kat jàmm moo ñu jikk suñu réew mi bu nekkul ci jàmm kenn ñëppay sonn. waaw mais comme sànq yaa ngi ko doon wax ku ndëbin rey sa maam foo gis lu ñuul daw ñun 2016 dañoo demoon wuy ji dialogue dara tukkeewu ca lu mooy grâce bu ñu defal Karim Wade gisuñu daal concrètement leneen lu ca tukkee ndax bañ ca jógee ca la pouvoir ak opposition gën a am ay jafe-jafe moo tax ñu jàpp ne dialogue boobu noonu ndax am na njëriñ. looloo tax man depuis mois de mars. bi ma déggee président de la république wax dialogue rek dama commencé woon gëstu. ci seet lan la ñu war a def moo tax ma ni woon ca njëlbeen ni man bëgguma ñu wax dialogue. lan nga bëgg ñu wax. dama ni woon parce que dialogue lañ doon def. am na benn journée bu ñu demoon présidence. waxtaan coow après fa la jeexoon. waaw après ñu def ci élection yi
essayer xool nu ñuy régler droit électoral bi mais juboo barewu ci woon histoire bi bare ci moo tax ma ñu woon dialogue nga xam ni waxtaan la boo xam ne lañ ca war a xaar duñu ko am ndax tubaab sax dafa ni dialogue ñaari dialogue ñaar a koy sekk étymologiquement parlant loolu la ñu mën a wax ensuite du waxtaan ba tënk yu am solo génn ci parloo moo ëpp ci dialogue ci naka dialogue wax rek day fàgg waa na nga def kaay ñu waxtaan ci lii foo ma dialogue ak yow ci lii mais loolu du loolu ñun li ñu wax mooy concertation maanaam pencoo diisoo moo tax temps yëpp bu ma génnee dans la presse may wax concertation diisoo d'ailleurs daa mel ni fekk si nañ la ci dana ñu ñooy wax concertation bàyyi nañ dialogue tuuti sant yàlla la parce que bon am xalaat bëgg koo bokk ak nit ñi ñu nangu ko sant la lu bare gis nga liñ daan wax émission yi xëy na xale nga woon mais dañ daan diisoo ci li am solo pour askan wi amoon na émission boo xam dañ ko daan dégg ñu naan diisoo ak baykat yi diisoo ak sàmmkat yi diisoo ak nappkat yi ngir njariñu réew mi diisoo ngir njariñu réew mi mais donc yoo xam ne la ay pratique yu ñu war a am di toog di diisoo di waxtaan bu xóot ba pare am luñ ci génnee muy lu dëgër lu ñu fas lu ñu respecté fonk ko maanaam buñ ci pare bañ koo mais li ñu fi lancé barki démb loolu dialogue la wala concertation dafa mel ni wàllu politique moo ci gën a fës voilà li ma doon wax tamit mooy ni politique bi am na solo te bëgg naa Ndeye Fatou nga may ma après nga laajaat ma ci lan mooy solo politique c'est important mais dama doon wax ni affaire élection yi am na solo ndax élection yi dañ ci sonn sànq wax nañ ko duñ ci dellu si wat mais dafa am yeneen yu soxal askan wi affaire sécurité bi ngay wax insécurité bi mais lu soxal askan wi bu fekkee ñëpp a tiit léegi di tëju ragal nii ñemeetuloo nit mais loolu lu garaaw la nga gis situation jeunesse bi par exemple xale yi dañu sonn ba nga xam ni dañuy jël gaalu looco yi di dem ak di def yeneen nga gis mbirum njàng mi nga gis mbirum liggéeykat yi nga gis jigéen ñi bàyyiwuñu kenn institution yi mais yooyu dafa laaj ñu toog ci ndax ay situation yu jàmp la te yu garaaw la ñu toog ci waxtaan ci moo taxoon ma proposé di sant nag yàlla lool ak sant ñi nga xam ni xëy na yaakaar nañu ni loolu mën nañu yóbbu fu sore ma doon proposé comité kuréel maa ngi ko tuddee woon ba tey maa ngi ko tuddee ba tey comité d'observation de la concertation espèce observatoire la mais loolu daa mel topp nañ la ci ak bi ñu falee Famara Ibrahima Sagna pour mu jiite dialogue bi c'est ça léegi observatoire boobu moom mooy jiite concertation bi diisoo bi moo koy jiite moom mooy def terme de référence yi moom mooy teg commission yi parce que il nous faut des commissions am na benn commission nag boo xam moom rëcc na ko mooy ban commission dialogue politique defuñ ko ci moom géré wu ko déet boobu keneen lañ ko jox muy général Mamadou Niang waaw mais man li ma bëgg wax mooy bu ñu ne concertation nationale ñoom dialogue national la ñu wax poñ yi nga xam ne dëkk bi daf leen soxal ñoom ñëpp ñu ngi ci kuréel googu ñu naan comité bi ñu créé te Famara Ibrahima Sagna jiite ko nga xam ne maa ngi koy félicité ci au passage di ko encouragé moom dafa waroon def terme de référence daan ne yan commission la ñu soxla ñu ne commission politique commission économique commission sociale
commission paix et sécurité, commission environnement par exemple mais ñoom dañ ci beddi commission politique foofu dañu xaw yàkkamti xaw ma nag ah non ma foog ne moom lañ jox général Mamadou Niang ne moo yor wàllu question politique yi ci dialogue bi moom la ñu jox général Niang moom itamit macha allah koo xam ne am nañu yaakaar bu bare ci moom waaw bi ma déggee ne affaire politique bi moom lañ ko confier ak ñeñu ko tofal dama ni am nañu yaakaar parce que xam naa ko pratiquer naa ko ba mu nekkee ministre de l'intérieur bref mais li ma bëgg wax mooy bu ñu defee commission comité préparatoire de la concertation nationale waraguñu benn commission teg ko fële commencé liggéey ensemble la xam nga lu tax waaw gis nañu nit bu ñuy liggéey bu ñuy xool lan la ñu war a defal réew nit la ñuy teg ci kanam lan la soxla waaye gis nga nit ngay faat li mu soxla mënuloo gérer benn teg fee jël beneen teg fee dañu am ñun benn principe le principe de l'indivisibilité beneen principe bi mooy interdépendance indivisibilité xam nga mooy la mënuloo régler problème mu njàngum xale yi boo réglé wu seen wér-gu-yaram xale bu feebar dina jàng ak yeneen indivisibilité question électorale yi mu nga ca biir choix des dirigeants nañuy tànnee askan kii njiit yi mu nga ca biir principe interdépendance tamit mooy lëkkaloo bi am ci diggante yi donc moo tax ma ni am nañu chance dialogue politique bi jox ko koo xam ni wax dëgg yàlla yaakaar la waaye dama ni normalement bu ñu demee ba ni concertation nationale dañu war a terme de référence yi ñu toog tëral ko soog a continuer liggéey bi lu jëm ci politique moom terme de référence yi moom defoon nañ ko ak Aly Ngouille Ndiaye waaw mais ci choix wu Famara Ibrahima Sagna am na tamit ñoo xam ne ànduñu si ndax ñoom nee na ñu âge bu yàgg na temps wu président Diouf la mu indiwaat ñu si yi ñuy naan président Macky dafa inspiré wu beaucoup ci gouvernance su président Abdou Diouf ndax choix Famara Ibrahima Sagna xëy na bokk na si li ko motivé mais aussi équipe bi nga xamante ne moom la ñu ne moo war a jiite dialogue bi gisuñ ci jigéen. ah foofu laa bëgg a waxee jigéen ak jeune. parce que jigéen kenn mënul wax jàmm la paix te boole woo ci jigéen. Nations Unies daf koy bañ de. ndax xam nga lu tax. jigéen yi gis nga ñi gën a sonn bu ay amee jigéen ñi la ñoom seen la ñu gën a mettital. ñoom ñooy gën a ñàkk. ñoom la seen santé di gën a yàqu seen lépp yàqu. ba pare ñoom la seeni borom kër di ñu leen di rey ak yooyu ak seeni doom. te jigéen xam nga dafa central moo tax ñu ne jigéen. kenn mënul wax et puis suñu culture mais jigéen moo yore puso war a ñaw. mais fan yëpp ñu ngi dégg rajo yi de dégg gu ñu jigéen ça c'est pas possible jigéen yi résolution. benn charte la ci Nations Unies kuréelu àddina bi yëpp wëngal képp ñoo ne attention léegi jigéen booy def ay concertation daf ci war a bokk obligatoirement ca fa ñuy dogalee ca kaw foofu daf fay nekk Sénégal dafa am sax loi parité jigéen wala ñaar li nga teg ci góor moom ngay teg ci jigéen foofu parité waaw te ñun suñu réew mais jigéen ñaa ngi fii yàlla may leen mën-mën bi waaw jikko yi xam-xam bi donc nañ leen ci boole mais beneen bi mooy jeunes yi ñoo ëpp ci population bi sax non seulement ñoo ëpp nag 60 et quelques % xam nga loolu lu am solo la kaar yal na yàlla xeeb doole waaye mais jeunesse dañu war a exploiter
leadership am gis nga xaleel jeunes yi dañ leen war a tàggat ci am njariñ l'utilité njariñ pour seen askan su fekkee da nga leen xeeb bedd leen mais loolu day am effet ci askan wi surtout que jeunesse bi am nañu ay lu leen yàlla may ñoom ñu ngi fi dinañu déggoo ci seen biir suñu bëggee ay jeex dañu koy waxante ci seen biir moo tax ñu war leen cee boole te boole wuñ leen ci concertation yi affaire ak yelleefu doomu aadama mu nga ca ñoom dañu am droit de participation et puis sur le plan économique ci côté koom-koom jigéen góor ñi bu ñu ak jigéen ñi yépp seen dugalum loxo ci jàmm la paix day favoriser koom-koom ak yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax ma yaakaar ni loolu li ma gisagum baax na waaye attention ca kuréel ya ca kaw nañ ci dugal jigéen ñi dugal ci jeunes yi waaye mais ndax loolu dina la bett président Macky boo xoolee ay mag rek a ko wër di même ci bopp institution yi ay 3e âge rek a fa ne moom rek ay jeune mais boo xooloon primature assemblée nationale au conseil économique ñoom ñëpp ay mag lañ di moom mag ñi la mën a liggéeyal xëy na waaw mag am na solo ndax nee nañu mag bàyyi ko ci kër am na lu am solo te ñu ne mag xaleel day nekk yenn saa yi ca kaw du gis dara mag nekk ca suuf di gis lépp waaye dama ni doyul jeunes yi nañ leen ci dugal bu baax waaye jigéen ñi seen solo beneen affaire Nations Unies ci boppam nee na dugal leen ci jigéen ñi jeunes yi aussi Nations Unies loolu lay wax ñoom ñëpp góor jigéen mag ndaw bu fekkee ne benn pàcc rek la ñu xool nag mën na am ne xëy na la ñu bëgg duñ ca yegg balaa ñuy yegg foofu noonu professeur na ñu ñëw ci thème de la semaine ki ko joxe président ci lancement dialogue bi nee na moom nekkatul ci affaire yu njuuj njaaj yi amatul enjeu moo ko wax créé wuñ ko inventé président moo ne nekkatul ci affaire yu njuuj njaaj yi may laaj affaire yu njuuj njaaj yi lan la woon ak kañ la ci nekkoon pour ñu mu leer suñuy bopp daal xëy na dafa barastiku xam nga wax yombul yenn saa yi nga barastiku dama yaakaar ni loolu la war a nekk xanaa kay duñu wax dama doon njuuj njaaj nee na nekkatul ci affaire njuuj njaaj yi may bëgg a laaj njuuj njaaj yi kañ la woon ci yore ni réew mi puisque moom mooy le premier des Sénégalais waaw mais man dama yaakaar ni léegi daal xam nga lay def dañ koy invité ma laaj ko président Macky invitation officielle boo jógee Umra bëgg naa nga ñëw plateau sorti nga wax ñu njuuj njaaj yi kañ nga ci génn ak ba nga ca nekkee noo ko doon doxalee pour mu leer suñu bopp parce que instant bi nelawatuñu affaire bi sonal nañu ñoo ngi ciy travailler te xamuñu kañ la njuuj njaaj yi amoon donc foog mu leer invitation bi c'est officiel national international ñun bi ñu nekkee ci élection bi meroon nañu de lu nekk xalaat nañ ko lan moo tax lii ñu koy doxalee nii lan moo nekk ci côté bopp bi ak côté bopp bale léegi nii bu ñuy dugg ci concertation yi il est extrêmement important que ñu waxante dëgg juboo waxante dëgg teg ko ci taabal bi wax ni lan moo xewoon ci parrainage bi wax ni loo bëggoon ci fichier bi wax ni loo bëggoon ci carte électeur yi xam nga yooyu boo ko waxee ñu discuter ko ci taabal bi day génn ci xol yi surtout yooyu bu dee génn na ci njuuj njaaj yi daw dina mën a leer léegi ak ñu xam 2024 nu muy demee mais li ma bëgg wax daal mooy xam nga la vérité dëgg gi su génnee rek nga gis xol yëpp dafay daal di leer nañ ni loolu noonu la ñuy defee concertation waxante dëgg ci kaw ku ci nekk nga civilisé maanaam doo attaqué sa morom léegi attaque léegi nii war béy wéy na muus attention ay phase la ñu nekk de concertation pour juboo am ndax juboo moom moo jikk Sénégal kon attaqué béy
wéy na mbuus. non comme président nekkatul ci affaire njuuj njaaj ci dina mën a yomb ñu ñëw ci ba tey moom borom thème de la semaine ka Khalifa Sall dañ ko ci interpellé plusieurs fois ci dialogue bi mu ne mën a guccee àddu ndax yoon jeexalagul liggéeyam loolu ñun leeroon na ci sunuy bopp ndax temps wu candidature yi ba ñuy def dépôt li tax accepté wuñ candidature am nee nañ épuisé na tous les voies et recours yi nga xamante ne mayoon na ko ci wàllu yoon toutes les voies et recours yi nga xamante ne waroon na ko am ci yoon kon kaaw Khalifa Sall jeex na président bu bëggee gracier war na mën a gracier xanaa. évidemment bu bëggee gracier mën na gracier. waaw bu bëggee gracier parce que bon rabat d'arrêt bi. waaw ñoom seen bopp dañu ne woon amul benn incidence. waay su fekkee ne amul incidence nag waaye nañu rafetal. nañu rafetal génne ko. jël Karim Wade delloosi ko. Sénégal nekk benn. loolu ñu jikk lépp lu ñu def leneen rek xëy na daal vraiment nekkuñu ca yoon wa li ñu wax vérité réconciliation lu am solo la waxante dëgg. juboo xam nga Sénégal arrangé wu ko. pour des raisons d'ordre politique nit ki nekk dans des situations difficiles. nañu xool daal ci biir concertation bi na ñuy waxtaanee fàttali yenn yi wax yenn yi ba yëf yi daal sedd. waaw lu jëm ci amnistie nag xanaa mën nañ ko ci xaar bon amnistie maanaam setal baal Khalifa Sall Karim Wade comme ay exigence su seen camp la. waaye yooyu yëpp mën na ci génn. oui yooyu yëpp mën grâce mën na génn amnistie mën na génn yëpp mën nañ ci génn. waaw parce que gis nga. Commission vérité réconciliation yi en général suñuy jël ay décision yooyu daf ciy bokk dañuy gis koo xam ni dafa rayoon ay nit ray ay nit ñu garaaw mais ñu def loolu pour stabiliser dëkk ba pour dëkk ba stable ñu ne dañuy dañuy fàttali. récemment sax président Alassane Ouattara def na ko bi mu libéré ki nga xam ne moo di Simone Gbagbo. mais c'est comme ça àddina moom bon c'est comme ça. yenn saa yi ñu yolomal buum gi. xam nga lu tax. ki ëpp solo du benn nit du ñaar askan wi moo ëpp solo te lépp lu ñuy def ngir suñu borom ak askan wi la. loolu la. jërëjëf professeur Amsatou Sow Sidibé jiite parti CAR Leneen ñu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu auditeurs ak téléspectateurs. di am mbégte rek ndax tey dama lay remercier xalaat invité ma pour ma wax ci situation politique économique nationale au Sénégal. ay yu ñu war a def la ndax dañu war a sottante xalaat daf ñuy yokk rek di la ci remercier bu baax. tey wax askan wi nag. ne Sénégal gi ñoo ko bokk yal na fi suñu borom di wis rek ndox mu sedd. jàmm ñëw bu baax. koor gi nag jeex na ba noppi kay xam naa ñu sant lii ak ja ak caam ñu ngi kontaan ba bëgg dee pareel naa leen nag ay saaku ñebbe. waaw kon sama ñoom yaay xam naa ñoo njëkkarang sa buntu kër. di wax rek ñëpp ñu yeggale koor gi ak alhamdulilah rabbi alamin. waaw sant rek. suñu borom. di la jaajëfal jërëjëf professeur Amsatou Sow Sidibé ñu yaakaar ne ci wàllu concertation yooyu xam-xam yi nga fi jukki ak expertise bi nga fi wane dinañ ko utiliser parce que it soxla nañ ko ci doxalinu Sénégal ak ngir yokkute réew mi ak avancement surtout ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi ñu la ciy jaajëfal bu baax jaajëfal na ñi nga xam ne ñooy auditeurs ak téléspectateurs yi safo seen émission sortie rawatina programme yu rajo télévision bu Walfadjri di leen di jaajëfal bu baax jaajëfal sama xalifa El Hadj Saliou Bey ajowoo lépp ci wàllu réalisation bi duñu fàtte madame Ba Dieyna Dabo ci wàllu montage bi oustaz Assane Diouf ci coordination bi ak sama frère Pape Maguette Gueye ci portrait bi maanaam présentation bi mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah.